ñu ngi doon wax ci wàllu tool bi toolu lens agricole wax également ci yoon bi nga xam ne moo nekk entre Van Ours ak lens agricole wax aussi ci li jëm ci wala condition de travail jigéen ñi donc ma ne ko cosaanu tool bi moom laa doon wax sànq ma ne tool bii nga xam ne moo nekk fii ci Ngolfane ñaata fay liggéey chaque jour d'ailleurs Alioune voilà Alioune Diouf nee na ma 300 personnes maanaam ñetti téeméer nit doomu aadama ñoo fay liggéey 300 journaliers dama ne loolu cosaanam ci jigéen ñi la jógee te gis nga tool bi bés bu borom bàyyee béy suuf si ñu jël ko delloo ko borom tool bi bés bu ANS bàyyee béy li muy béy dafa liggéeyloo ay doomu baax mi bés bu loolu dakkee tool bi ñu delloo ko borom tool di leen wax ne li ma leen waxoon keroog waxaat leen ko tey man leen suuf kenn du ko jaay dañuy def délibération ku leen ne jaay nañu benn mètre carré fii ne ko Alioune Sarr nee na waxoo dëgg tey waxoo dëgg ëllëg du ma wax nag lu nekk sama bopp ndax am na kàddu goo xam ne yarewuñu ma ko te maa fi waxoon daaw yi ak daaw jéeg am na ñoo xam ne sax neew nañ ah monsieur le maire war wax loolu de nangam man ni leen ku wóolu sa bopp rek bindal baa nga dem ci rajo nga ne maire bi dafa jaay tool bi fii ci Ngolfane soo ko defee boo demee tribunal doo dem si sa kër maa ko waxoon daaw man maa ko waxoon waxaat ko tey askanu pax mi ñoo ne woon fii la ñuy fajaroo di dem Irène bay sa te bés bu ngeen bëgg a tuddi borom tool bi su bàyyee bay bàyyi liggéeyloo nit ñi suuf si seen suuf la te dama ni danger bi fi nekk du loolu de danger bi mooy tool yi ñuy jaay te tool yi ñuy jaay du maire a ko jaay borom tool yi ñooy jaay seen tool man nag li may conseil mooy bu kenn jaay suuf bu ko kenn jaay bu leen ko jaay ndax commune bi dafa nekk wetu aéroport nekk wetu autoroute bu leen jaay seen suuf su ngeen ko jaayee di ngeen perte parce que ngeen ko jaayee borom def ci titre foncier di ngeen perte waaye lii di Ngolfane mënul nekk titre foncier parce que terre d'usage agricole mënuñu ko jaay c'est impossible loolu aussi kuy wax da ngay wax loo xam ne nag ko tënk ci xam-xam man maa ko wax de nee naa leen nag ku ne Alioune Sarr jaay na suuf Ngolfane su ma ko déggee ci rajo mbaa mu bind ko ci kayit bu kenn ñëw ne na ah maire noo defee lii borom bu ñu ko yóbbee kaso tëj ko il n'a eu que ce qu'il mérite parce que wax na loo xam ne du dëgg nit nag da ngay wax lu nekk dëgg ay jarbaat laa fi am ay yumpañ laa fi am dama dul nangu nag ñoo xam ne amuñu benn xam-xam di sos mu boole ngeen du politique ay nijaay laa fi am ay umpañ laa fi am ay jarbaat laa fi am ku ma fi ëppalewul ëppalewoo ma fi kon du ma nangu benn waay bu jógee fële ci àll ba xamoon dara lu yëngatu nga naan nax na nii ak nële loolu maa ko wax de chef de village maa ko wax devant toi aussi kenn jaay fi benn mètre carré suuf ku ne maire jaay na fi benn mètre carré suuf kooku moom man maa ko wax naa ko diggaale ak yow de bu fekkee kenn am na ci saa bi ku mën a prouver na ko ça n'existe pas bu ko laajee chef de village nga convoqué ANS bés bu paree liggéey ci soble tool yi ñu delloo ko waa Ngolfane ak waa Diaspala ak waa Bibra Maguette Niang Aliou Diouf maa la ko Van Ours désaffecté na leen fi donc Van Ours bu commencé production cette année le foncier nañ ko delloo waa Bibiran ak waa Dias ak waa seen tool yi c'est pour faire de la production bu ñu ko defulee on récupère le foncier on le retourne à la population
ma ne ku fi béyul rek tool bi ñu nangu ko dellu ko ne leen vacances Maguette Niang def naa désaffectation su ma ko désaffecté nee naa ko les 30 millions qu'il a donné la population mën naa jël 30 millions dellu ko jël suuf si dellu ko askan wi man dama ñeme fu ma jëm ndax sama base moo dëgër donc loolu du question politicienne donc Cheikh Tidiane yéen ñi nekk dans la presse xam naa lii di ngeen ko génne ay nit def ay buzz parce que saa yu mer bi wax xam ne ñu toog di déglu aucun mètre carré dans le Bargny n'a été vendu aucun mètre carré aucun donc ensuite famille Seck Demba Seck Babacar ñëw nañ seet si ma jox nañ leen